Asalaamaaleykum amis téléspectatrices et téléspectateurs de MCTV yéen a ngi bari ci biir Sénégal ak ci àdduna wërngal këpp di ñu topp ci bile ndaje comme ni ko adage bi waxee il n'y a jamais 203 adage boobu la ñuy confirmer tey mu yemook ak rendez-vous bu mag rendez-vous bi mooy 2022 nous y sommes yegsi nañ ci 2022 ñu amoon ci ab prédiction bu mag mooy début mission Imam al Mahdi ñu ciy dalal sang boobu ñu daan dajel ci seen grande interview di Seydi Mouhamed El Cheikh tey mu ngi nii toog fas yéene défi yu mag yi ak lépp lu aju ci wàllu programme am mu daldi ci àddu ni ko ñëpp di xaare Seydi Mouhamed El Cheikh MCTV di la wax asalaamualeykum di la remercier ci li nga accepté suñu invitation. waaleykum salaam wa rahmatullah bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatihi lima uxliqa walxaatimi lima sabaxa nasiri alxaq bilxaq walhaadi ila siratika almustaqimi wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim. Monsieur Ndione maa ngi lay nuyu bu baax ak sa équipe waa Medina Cheikh TV yëpp di leen dalal aussi ci béréb bi nga xam ni mooy Medina Cheikh Tijani Chérif di leen ñaanal aussi ci taxawaay bi nga xam ne am ngeen ko ci presse bi yàlla gën leen ci dëgëral gën leen ci taxaw incha allah. Seydi Mouhamed El Cheikh suñu laaj bu njëkk bi junj nañ ko sànq date bi yegsi nañ ci mooy le 29 janvier nga fonkoon ko lool itam ñu yegsi ci date boobu Medina Cheikh ñu yëg ne fees na dell ak nit ay nit nag ñu jóge fu ne ay téeméer voire sax ay junni nit daal di fiy daje ñëpp nag daal di sol lu vert nee ñu daal li ñuy màggal du lenn lu dul sa bésu intronisation ñu gis sax ñi nga xam ne dañoo bàyyi ko ba bitim réew ay nationalité yu bari am na gambienne gis nañ fi guinéenne gis nañ fi ay ivoirienne ay togolaise façon bu ne ñu jógee bitim réew ba ca France ak Canada tey jii Seydi Mouhamed El Cheikh intronisation boobu gannaaw buñ la ko defalee nan nga ñu mën a birale boobule événement. di la remercier bu baax ci question boobu parce que le 29 janvier 2022 dafay coïncider ak ci calendrier hégirien bi bis bi nga xam ni ci lay am 40 ans defe naa ñi ma yàgg di suivre yàgg nañu dégg ma di leen wax sama mission mi ngi tàmbali en 2022 bis boobu nag yàlla dogaloon ñu joxe rendez-vous ci Medina Cheikh Tijani Chérif ñu bari ci ñi nga jot a tudd ñu teew fi ñoo xam ni ñi ngi nekk biir Sénégal comme ñun ak ñi nga xam ni dañu jóge ci côté Afrique de l'Ouest ak ñi nga xam ni ñi ngi jóge ci Amérique ñi jóge France ñi jóge feneen ak feneen ñoom ñëpp ñu daje fi ñuy escandé benn zikr te mooy allahu nurullahi la ilaha illallah ba nga xamee ni yàlla dogal na nu génn ci seen kanam nu dalal ñu saafoonteeg ñoom ñu yëkkati zikr bi ñu nit ànd ak ñoom ba nga xam ni ñun ñëpp ñu fi nekkoon seede nañ ni keroog defe naa ni su fekkente ni wéetal yàlla rek moo ñu taxoon a jóg ak ñaan ci bis bi ñuy tàmbali yàlla tegal ñu les premiers pas foog naa ni réussir dañ ko ci 29 janvier 2022 bi fii ci Medina Cheikh. 29 janvier 2022 yemu fa ndax ku ko wax sa intronisation Seydi Mouhamed El Cheikh kan moo la introniser. question bu am solo la ndax intronisation de l'imam al Mahdi ki ko mën a def rek mooy ki nga xam ni moom moo am habilité pour mën a joxe mission boobu xam nga bu ñu ne mission imam al Mahdi toujours dafay am quelques éclaircissements yoo xam ni c'est essentiel ci mission bi éclaircissement yi ci jiitu mooy imam al Mahdi du yonent bi c'est le dernier des prophètes Sayyidina Muhammad c'est le dernier des prophètes ginnaaw moom yonent dootul wàcc yonent bi nga xam ni dina dellu siwaat mooy yonent yàlla Isa ibnu Maryam te Isa ibnu Maryam buy wàcc Damas lay wàcc ca minaret blanc ba aussi ñëw Jérusalem masjidil Aqsa fekk si fa imam al Mahdi ci waxtu boo xam ni waxtu julli suba lay doon kon imam al Mahdi du yonent
waliyu mursal la waliyu mursal nag fi seen mission di jóge savant islamique yëpp d'accord nañ ni téeméeri at yu nekk yàlla dina indi koo xam ni da ngay yeesalaat diine ci loolu moom yàgg na fi loolu jiitu na sax mission Imam al Mahdi su ko defee nag Imam al Mahdi ci ñooñu nga xam ni dañuy yeesal diine ji ci axiru zaman mën nañu ni ci ñooñu la bokk kon ci waliyu mursal lañ koy delloo léegi nag waliyu mursal ki nga xam ne am na habilité moom pour mën ko jox mission bi tekk ci yoon ni ko demal du kenn ku dul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag ci kaawu Imam al Mahdi nga xam ni dafa utiliser moom Imam al Mahdi source tijaniya ci lumière salatul fatiha te source tijaniya ki nga xam ni moo yore exclusivité bi di Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani kon forcément ki may introniser mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam en tant que waliyu mursal pour ñu yeesalaat diine ji mais Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif en tant que xatmiya bi pour ñu mën a puiser ci source salatul fatiha pour mën ci defar rox yi nga xam ni ñi ngi ñuy xaar pour defaru ñu taxaw foofu tuuti seetlu ci Mawlaay Cheikh Tijani Chérif bi nga tudd lu tax moom lu tax Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif yàgg naa ko di wax nee naa tarixa tijaniya du moom moo soxlo Imam al Mahdi Imam al Mahdi moom moo soxlo tarixa tijaniya maanaam bu ñu dee tarixa tijaniya nag bu fekkee maanaa yow sa gis-gis dafay dellu ci aada rek da ngay defe ni xëy na maanaa dañuy séddaliko maanaa dañuy bëgg rek ber ñii beddi ñële tarixa tijaniya ci sens bi ma koy waxee du ci sensu aada ci sensu xaqiqa laay waxe sensu xaqiqa mooy li ñuy ñor du doon aada mais li ñuy ñor mooy lumière salatul fatiha bi nga xam ni mën nañ ni salaatu ala nabi la parce que lu ñuy jullee ci yonent bi la te yaa ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima kooku alquran la ak li nga xam ni tey ji suñu ko utiliser ci zikru la ilaha illa allahu istighfar dana defar ruux doomu aadama kon maanaam dañuy puiser ci xaqiqa tarixa tijaniya mais pas que rek ñu ni Imam al Mahdi dafay bokk ci tarixa tijaniya mel ni ku bokkul ci tarixa boobu rek yow daf lay beddi wala yow du am ak yow relation wala yow daf lay xoole beneen bët lumière bi mooy lu essentiel ci mission Imam al Mahdi te lumière boobu exclusivité bi Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif moom la ko yàlla dénk muy lumière salatul fatiha. waaw leer na Seydi Mouhamed El Cheikh tey jii officiel na yow la ñu introniser ngay Imam al Mahdi al Muntazar ban tëralin ngay lal maanaam lan mooy sa feuille de route. xam nga ku ñu introniser nga yore mission boo xam ni mission universelle la je pense que boo nee nii lay tëralee personnellement rek war nañu douter ci sa intronisation man aw ma feuille de route aw ma noo xam ni moom lay tërale li ma am mooy déglu ki ma introniser moom mu tëralal ma feuille de route am ma jël feuille de route boobu topp ko à la lettre te du ma tebbi benn ci ay wax yi nga xam ni ci la ma wax ni ci laa war a jaare ba na mu bëggee rox yi ñu defar leen ci axiru zaman leeral leen ma leeral rox yi noonu ci axiru zaman kon sama feuille de route mooy feuille de route bu ma Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif sant ni ma naka ko doxaleel nii pour leeral rox yi defaraat xol yi ci axiru zaman. waaw muy question bu réponse am leer Imam al Mahdi nag buñ ko tuddee donte am na directive yu ngeen di xaar pour jëfe ko mooy xel yëpp dañoo nangu dajane c'est le futur dirigeant du monde Seydi Mouhamed El Cheikh ndax da ngay dugg ci politique. li nga wax déjà ci prophétie yi nga xam ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko ci njiit bi nga xam ni Imam al Mahdi dina ko doon amirul muminin kooku defe naa ni ñi nga xam ni ñëpp dañuy gëstu ci wàllu prophétie yi yonent bi wax te mu jëm ci la fin des temps comprendre nañu réalité boobu aussi tamit Imam al Mahdi c'est un homme religieux mais aussi du dàq maanaa politique xam nga buñ ne politique nag bu fekkee yow da nga miin tey politique ni muy demee fii ci Afrique da ngay dem ba defe ni rek mooy lanoo tuddee politique politicienne xëy na Imam al Mahdi moom buy dugg ci politique aussi du nekk politique bi nga xam ni moom tey la jeunes yi gedd
wala ñu bari gedd ko parce que xëy na dañ ci gis loo xam ni la ca bari ca lañ leen di gëmloo suñu demee ba ci biir duñu gis ni noonu amee na kon moom buy dugg ci politique aussi politique bu seen lay doon mais du doon politique boo xam ni rek comme li ñuy wax politique politicienne. léegi nag nun ci suñu wàll mooy li ma la wax léegi ci début bi feuille de route bi ñu topp mooy ki nga xam ni moo nu defal intronisation bi lu mu ñu ca wax ni doxalee leen ni su jamono jooju jotee ci noonu la ñuy doxalee mais duñu mës a réeroo ak moom. njort ngeen ne mën na dem ba ñu wax ne Imam al Mahdi moom mooy joxe directive ci ni réew mi di doxe waaw parce que bu fekkente ni kay dañu wax ni nit ki futur dirigeant la yonent bi ci prophétie mu ni dina nekk amirul muminin foog naa amirul muminin su mënul joxe directive ñu appliquer ko à la lettre kon su boobaa dootu ko jarati léegi nag ci yan façon ak ci yan réalité lay jaare ba directive yooyu bu ñu ko joxee nit ñu mën ko appliquer kooku je pense que liggéey bu rëy la liggéey bu yaatu la mais aussi liggéey bu am solo la ci ni mu war a taxawoo ci diinal islam bi waaye surtout ni mu war a taxawoo ci ba ruux yëpp jaare ci nekk ruux yoo xam ni daañu jàkk incha allah. d'accord même Imam al Mahdi boobu parce que personnage la boo xam ne facettes yi dafa bari mu daal di apparaître d'un coup apparition boobu mu yem ak benn réew boo xam ne réalité yi ci wàllu diine daf cee bari ak ci wàllu tarixa Seydi Mouhamed El Cheikh ci sa mission lan mooy sa relation ak këru diine yi wala këru tarixa yi ak ndax bile mission nekk la mbir boo xam ne lu ñu nekk au courant la wala lu ñu yëg la. waaw xam nga déjà ici au Sénégal moom dañuy sant yàlla ndax yàlla may nañu diversité ci wàllu këru diine yi te aussi yàlla dogal na seen biir entente boo xam ni c'est très rare nga dégg kilifa gu mag ci këru diine muy dal beneen kilifa ci këru diine loolu doo ko gis toujours xëy na problème yooyu daañ koy souligner rek tuuti waaye buy amit ci taalibe yi lay amee mais bariwul lu muy amee ci kilifa yi te loolu defe naa ni lu ñuy magnifier wu la su ko defee yàlla dogal Sénégal ñu xam tariqa tijaniya ni mi ngi fi waaye xam aussi ni murid yi ñi ngi fi xam aussi xaadir yi ñeneen ak ñeneen maanaam boo doon lim këru diine yi duñu jeex ku ci nekk aussi dafa naa boo demee ci base bi ci source bi da ngay gis ni ñëpp rek li ñuy boole moo leen boole ñoom mooy ñu fexe ñoom ba kennal yàlla waaye ñu fexe ba jël yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def ko sunu yonent mais ginnaaw loolu nag kenn ku ci nekk xëy na am nga gidd boo xam ni muy sëriñ boo xam ni moo la doy nga topp ay ndigalam loolu du nekk loo xam ni maanaam lu nit di mën a waxe neneen la waaye lu nit di rafetlu lay doon su ko defee nag loolu su ñëwee damay jàpp ni kon nun Sénégal dañ fi fekk diinal islam nun dañu fekk Sénégal diinal islam fekk fi cohésion nationale boo xam ne am na ci këru diine yi dañuy magnifier loolu fexe nag ba wane ni mission Imam al Mahdi mission la boo xam ni du rek dafa am benn appartenance wala ñenn rek ko war a moom wala ñenn rek ko war a bokk mais këru diine yooyu nga tudd yëpp ñoom mission bi dañu ko moom ñoom mission bi dañu ci bokk ñoom mission bi dañu ci am wàll parce que mission bi ñëpp a ko bokk kenn moomu ko yàlla moo ko moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy intronisé kon defe naa ni réalité boobu suñ ci dellu seewaat dinañ xam ni mission Imam al Mahdi mission la bu képp ku bokk ci këru diine fu mu mënta doon war ci mën a profito ndax amul benn njëriñ moom mission boobu lu dul ni fexe ba rox ya mu gën ko sellal waaye fexe ba xol ya mu gën ko leeral kon defe naa ko kuy wotil islam ci biir loolu nga bokk. waaw kon nag leer na relation bi avec këru diine yi ak jàngat bi ñu ci daal di def réalité bi am ci Sénégal tey jii Seydi Mouhamed El Cheikh am luñ ci nemmeeku waaw te li yéeme nekkoon na ci prédiction yi nga xam ne defoon ngeen ko te mooy feebar bi ñuy wax coronavirus du Covid-19 coronavirus bi itam. tey mu toll foo xam ne léeg-léeg ñu ne jeex na suba ñu ne dikkaat na sa mission tàmbale nag am ñu bari lu ñu njort mooy xëy na Covid bi jaare fi jeex ndax sa mission dafay coïncider ak njeextalu coronavirus bi ngir nga mën a dérouler sa mission. en tout cas xaw ma réellement ndax mission bi day coïncider rek coronavirus bi jaare fi jóge walla mais en tout cas man de ma part personnelle comme yëg naa ni du lu nit indi lu yàlla indi la. danaa fexe ba def le maximum pour su mënul jeex tàkk aussi nu fexe ba delloo ko gannaaw ba nga xam ne dootul constituer benn danger ci suñu réew mi di Sénégal loolu nag ci sama wàll la danaa xam nan laa ci doxale ak nan laa ciy defe ak incha allahu nan laa ci war a ñaane tabaarakallah. ñu jéggi réew mi tuuti dem ba ci àdduna bi ndax personnage yu Imam al Mahdi bi nga xam ne sànq junj na ko ak ni mu war a amee taxawaay ci àdduna bi Seydi Mouhamed El Cheikh gouvernance boobu Imam al Mahdi di def à travers le monde
lan moo koy may, ban système la mën a doxal ba mën a tirer les ficelles à partir de là où il est. waaw xam nga tey nga wax nit mu gouverner benn réew rek defe naa ñi ko yàlla jot a jox pouvoir temporel boobu am na luñ ci yëg nga wax nit yow la ñu yaakaar pour nga gouverner benn réew rek defe naa dénk nga ko responsabilité boo xam ni responsabilité bu kenn xamul dayoom na mu mel la rawatina waxoo nit pour mu gouverner réew mais ngay xalaat mu dem ba nekk amirul muminin mën a gouverner jullit yi loolu boo ci demeek sa bopp avant ngay tàmbali ngay échec parce que nit yàlla dafa dogal ci moom mënul nit mënul yàlla moo mën yàlla dafa dogal ci nit xamul yàlla moo xam kon nag pour mu mën ko réussir moom Imam al Mahdi bul defe ni dafay doon ci capacité de pouvoir am wala ci melokaanam wala ci xëy na li ko yàlla jox dafay bokk ci li nga xam ni maanaam il faut que yàlla maanaam à travers la personne de Imam al Mahdi yàlla mooy tirer les ficelles maanaam yàlla comme la muy wax ni qul illahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha wa tanzi'u mulka mimman tasha kon maanaam yàlla moo ko mën a dimbali ba li nga xam ni mooy attente yi monde musulman bi di xaar ci moom mu réussir loolu nga xam ni moom la ko jullit yëpp di xaare mais du moom en personne rek moom moo ko mën réussir parce que bu doon moom rek nit la su dee nit nag tant que yàlla jàppale wu ko du mën a dem kon Imam al Mahdi moom léppam daf ko teg ci yàlla ba noppi nag xam ni yàlla du jiital nit ba noppi di rocc loxoom ci moom soo ko wanee ni ko yaa ma jiital rek waaye mënuma yow yaa mën su boobaa yàlla moom mi nga xam ni moo mën dana la mën loo incha allah. buñ ko tënkee muy biir réew mi bitim réew mission boobu yëpp nga wax mu nekk mission boo xam ne dem na ba plus de 50 ans nga ne 2022 2075 mu nekkaat beneen défi boo xam ne yàgg nga di ko def nag nit ñi di ko gis cette fois-ci ndax risqué wul. man du ma risqué dara waaw man du ma risqué parce que xam kuy risqué mooy koo xam ni xëy na dafa am fit rek di wax te bu dee domaine yàlla moom da nga ci bëgg wax ak fit su la mag ñi dee yar dañ lay wax ni la boo ci wax ak fitit na nga bàyyi ba yaqin bi jiitu fit bi waaw su ko defee man ci yaqin laay wax yàgg naa leen wax ni leen xayb dañu organiser seen lépp képp ku ñu dénk mission yàgg naa ko di wax ni képp ku ni mission laa amee yow mi koy déglu boo dee borom xel war na la mën a wax kañ lay tàmbali moom ak kañ lay jeexal parce que nag foofu amateur nekku fa ba ñu naan tàmbali na tel jour waaye xamuñu kañ lay jeexal xëy nañu xool déedéet yàlla léppam ci yaqin lay del su la dénkee mission dinañ la signifier ni la tel jour ngay tàmbali sa mission tel jour lay terminer su boobaa nga xam ko ci ligne boobu nag ci ngay mën a jaare ba képp koy defar yow wala képp kuy jëriñu ci mission bi moo nga xam ni am na kat jamono joo xam ne ñu ngi koy xaar su jotee moom su la fekk see jamono jooju dana mën a jëriñu ci mission bi ba ni yàlla bëggee melokaanam mu mel noonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan sant jullit yi mel ko ndax nee na jullit bu mel noonu muy jullit bu tedd jullit bu baax jullit bu wóolu yàlla mooy jullit bu yàlla gërëm. Seydi Mouhamed El Cheikh ñu wax ci actualité bi xew ci suñu réew tuuti te mooy élection locale génn nañ ci yàggul ci élection locale yooyu ñu gis ne dafa am coalition bi ñuy wax Yewwi Askan Wi ñu fare ci kujje gi ci wàllu pouvoir bi di Benno Bokk Yaakaar biñ ci génnee ñu gis ne ville yu mag yi bokk waaw waxuñu kuy daan ak ku daan waaye ville yu mag yi Yewwi Askan Wi dañ cee tabb seeni maire maanaam ñoom ñoo ca daal di gagné yow boo doon def analyse ci percée buñ ko mënee tuddee noonu bi nga xam ne am na naka nga koy daal di jàngatee actualité politique boobu xew ci sunu réew. waaw xam nga yàlla dafa dogal ñu nekk ci réew moo xam ni dañuy faral di woote ni démocratie moo fi am waaye dañuy faral di woote aussi ni liberté d'expression am na fi dañ koy faral di woote léegi nag ndax niñ koy wootee noonu la demee wala des na demee noonu en tout cas ñu ngi ko fi woote réew nag bu amee démocratie am liberté d'expression foog naa ni jeune bu nekk ak ci quartier boo mënta nekk ak na mu isolé wala ci commune boo mënta nekk wala ci région boo mënta nekk am nga droit jël sa carte d'électeur dem ba ci ki nga xam ni gis nga ni yow attente yi nga xam ni am nga ko xëy na ci moom nga ko yaakaar nga sànnil ka sa carte te doo ci am benn problème parce que comme ni ma ko waxee ku mu neex votel ku ko neex léegi nag yàlla dafa dogal jeunesse bi toll foo xam ni attente yi dafa gën a bare jeunesse bi ku ci nekk am nga looy xaar waaye aussi léegi ak réseaux sociaux yi ak
ñi nga xam ni ñëpp ñi ngi wax ñu bare xëy na xamuñu woon ñi ngi commencé di xam ñi ngi commencé di yeewu boo seetloo jeunesse bi ñi ngi am vision boo xam ni léegi vision bu claire la ci seen avenir su boobaa nag yooyu mën na indi ay bouleversement ci ay tendance politique comme ni nga xam ni noonu nga koy gisee tout récemment ak yi nga xam ni yëpp tabaarakallahu jot nañ ko vivre ci élection yi man daal dama jàpp ni Sénégal comme réew la boo xam ne am na liberté d'expression comme réew la boo xam ne ñi ngi wote démocratie pour man kenn ku nekk sañ nga xool ci sa commune ku la doy nga jël sa carte dem ba ci moom nga ni ko yow mi kat yaa ma doy sànnil ko sa carte su victoire bi amee su boobaa ñëpp génn ñëpp àndandoo nekk benn xam ni kat kuy liggéey bu fekkente ni patriote rek nga lenn rek moo la war a ñor mooy li avancer loo Sénégal ak li ñuy teg ci développement incha allah. waaw ci loolu ci ba tey ci aspect jàngatu réew ak ni muy doxee dañuy dem ba réewu l'Afrique yi tey jii nemmeeku nañ ne ay yëngu-yëngu yu bari na bu ci mujj mooy bi am ci Burkina laata boobu Guinée gis nañ ko ak Mali ñoom idée bu ñuy xaw dégager mooy rek noot bi ñu tubaab yi noot France rawatina ñu daal di koy dakkal mu yemoo ak sa ndorteelu mission ndax mën nga koo jàngat at ndax am na lien ak début mission Imam al Mahdi. waa xam nga ñun bu nu sañoon benn puissance occidentale du ñu noot bu ñu sañoon aussi comme Afrique am nay ressources comme Afrique nekk na dëkk boo xam ni am na jeunesse muy la ñoo tuddee les bras valides bu ñu sañoon ñu mën ñu bàyyi ñu dem ak suñu bopp xool bu ñu demee fan la ñuy jëmee te bañ ñu noot parce que noot moom boo ko xasee ba tudd rek dafay nekk loo xam dafay doy waar léegi nag noot dana am benn côté xëy na danay nekk loo xam ni daan ci mën a ànd rek ba muy jéem a yolom waaye dana am fu muy toll nag nit ñi dañuy sës xëy na nag bu ñu sësee mooy mouvement yi nga gis léegi mu créé wu ci biir Afrique ak coup d'état yi ngay faral di dégg ak yu bare yoo xam ni peut-être bu ñu bëggoon stabilité Afrique rek xëy na duñu ñaan mukk mu demee noonu waaye nag xëy na day toll foo xam ne situation bi ak ñoom li ñuy dund lu mel noonu mooy tax mais ñun nag foofu pour man waruñu rek di consacrer wu suñu temps ci noot na ñu nii la ñuy réagir dama jàpp ni ñun li ñu war a def actuellement mooy xool nag léegi maanaam nan la ñuy bénéficier wu ci suñu population yi nan la ñuy bénéficier wu ci suñu ressources yi nan la ñuy bénéficier wu ci fexe ba suñu frontières yëpp bu ci nekk ñu tijji ko ba ñu mën a di jënd ak di jaay di demalante ak di ñëw te bañ a embargo kenn ba nga xam ni Afrique tey jii su fekkente ni ñëpp ñu ngi koy xaar ci ni xëy na dana dem ba benn temps Afrique nekk loo xam ni béréb bu neex a dund lay doon ñu mën a am loolu nga xam ni yàgg nañ ko di ñaan te yàgg nañ ko di mébét te muy dem sax ba créer la ñu tuddee les États-Unis d'Afrique macha allah. Les États-Unis d'Afrique ñu des foofu tuuti. ni nga ko jàngatee xëy na buñ ko fa jaaree mu mën a nekk mais bu yemook mission Imam al Mahdi wàllu diine ji ban taxawaay la ciy am. waaw xam nga Imam al Mahdi comme li ma ko wax rek dañu ko jox feuille de route ñu xam ni aussi diine islam moom mooy priorité xam nga buñ ne diine islam mooy sa priorité loolu tëjul buntu ni keneen ku nekk ci beneen religion xëy na doo wax ak moom wala noonu bokk na ci mission Imam al Mahdi dafay dugganteeg bépp religion boo xam ni xam nga ko ci religion révélée yi danay waxtaan ak ñoom danay daloog ñoom danay débat ak ñoom waaye du tee maanaam religion islamique bi nga xam ne mooy priorité am ak ñi muy defar ci religion islamique la leen di defare maanaam du am dara lu yàqu ci loolu waaye du tee nag mu am entente ak bépp religion yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa amoon entente ak ñëpp ñoo xam ni ci yeneen religion la ñu bokk li ko yàlla tere moom yonent bi mooy ñu ni ko kii bokkul ci islam du jullit mu génn àdduna nga di ko ñaanal mais yonent bi daan na dox am ñoo xam ni ci beneen religion la ñu bokk ñëw ni ko mu ñaanal leen ñi ngi dund yonent bi am na autorisation ñaanal leen bu ñu demee ba génn àdduna lan ko tere mais bi ñuy dund yonent bi am na autorisation ñooñu bokk beneen religion wala gëmuñu ko ñëw gis ni rek nit ku baax la ñu ni ko ñaanal ñu mu ñaanal leen kon moom amoon na entente ak ñëpp te ku jàngi histoire yu islam xam nga ni islam yàgg na am entente ak religion yëpp boo jàngee histoire christianisme en Éthiopie ak ni nga xam ni sahaba yi demoon nañ fa nga xam ni kon mën nga ni sax kon ñoom protégé nañu ci benn instant sahaba yi kon da ngay comprendre ni religion musulmane musul nekk religion boo xam ni rek dafay botti wala dafay xàjji wala day wax ni yow bokkoo wala dafa am gis-gis goo xam ni daf koy xoole ñeneen ña ndax nag Imam al Mahdi li mu war a réussir moom mooy fexe ba képp koo xam ni bokk nga ci bani aadam ci cadre nit mu fexe ba nga xam ni société bi daan ci mën a dund ñun ñëpp
kenn ku nekk dund librement waaye dund boobu yëpp nag mu fexe ba jaare ko ba ku ne mën a jëriñu ci yoon bi nga xam ni moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rëdd te yàlla tracel ko muy siraatal mustaqim su boobaa nag bu ci ñëpp jaare foog naa déggoo dana am nekk benn dana am waaye ànd aussi ci projet yi nga xam ni yëpp mi ngi ñuy xaar muy projet yu mag su boobaa defe naa ni su ñëpp jàppalantee rek yàlla daal di nuy dooleel. d'accord ku tudd Afrique wax àdduna ndax àdduna itam relation la tey jii àdduna boobu nekk ci njàqare ndax Covid 19 bi li mu yàq ci koom-koom ci l'Europe Amérique Asie ak fu ne ñëpp teg nañ ci seen bët wàllu nit ñi ci ñàkk seen bakken itam bari na noo jàngatee Covid bi ndax dafa jëm ci jeex wala dafay continuer di def li muy def. Covid bi moom ni ma ko jàngatee woon mooy ni ma ko mës a jàngate mooy dama ne leen balaa bu yàlla indi la parce que yonent bi yàgg nañu avertir ci am na yoo xam ni buñ ci tolloo ci axiru zaman ba noppi nit ñi lànk ni duñu changer seen comportement nit ñi lànk ni dootuñu jox yàlla nopp yàlla mën na xëy rek comme ni mu ko daan defee ci xeet yu njëkk ya daal di indi benn balaa xëy na sax nun yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla rus na ko ci ba balaa yu bari woyofal na ko ba xëy na sax daanu mën a dund ak ñoom ndax am na xeet yoo xam ni yu jiitu amuñu sens bi nu am ñun am na ñoo xam ni ay ngelaw ñoo ñëw taxañ leen ñëpp jeex am na ñoo xam ni ay dënu moo leen jeexal kon yooyu yàgg na di am man nag ni ma jàppatee Covid 19 bi ak ni mu def àdduna ak ni mu def économie àdduna tey dama jàpp ni nun dañ ci waroon xool pour xam ni yàlla ci instant bu ne mën na changer ni événement yi di doxe nekkoon nañ ci stabilité ñëpp defoon ni dara du am ñëpp defoon ni benn aéroport du tëj ñu xëy suba rek jékki saa ñu ni Covid 19 ñëw na restriction yi commencé problème yi commencé nga xam ni kon yàlla mi ngi veillé ci àdduna ni muy doxee nag donte àdduna yàqu na su ko defee nag yàlla bu ci veillé kenn ku nekk war na xam ni yàlla mën na xëy un bon jour changer événement yi nam ko soobee moom borom bi ndax moom àdduna bi moom événement yi nga xam ni ñun jàpp nañ ni événement yi ñun ñoo koy piloté fekk na am na loxo bu ci ginnaaw di ko piloté te mooy loxo yàlla kon daal pour man dañu war a xool ci Covid 19 bi war a mën a delluwaat ci yàlla war ko mën a joxaat suñu bopp waaye war ko mën a jéggalu ba nga xam ni dinañu allégeel souffrance yi nga xam ne actuellement ñu ngi koy dund ak monde islamique bi. ci seen biir mission Imam al Mahdi ci nga yëgle ne ci biir mission boobu kii di Isa ibnu Maryam dafay wàccaat wàcc boobu nekk luy mandargal sax ni ko yonent bi waxee sallallahu alayhi wa sallam Imam al Mahdi dëggal ne kon moom la yonent yàlla Isa ban moment ci sa mission lay wàcc. yonent yàlla Isa ibnu Maryam mën naa ni bu fekkee mission Imam al Mahdi dafa soxla preuve benn preuve la am moom mission Imam al Mahdi bu dee dafa soxla preuve pour man benn preuve la am muy preuve irréfutable te mooy la descente du prophète Isa ibnu Maryam parce que tey Imam al Mahdi dafa indi interprétation yu bare xëy na daan ci ñëw ci ñii buñ ko gisee nii ñii duñ ko gisee ne ñii bu ñu d'accord ak moom xëy na ñii dañ wax warul mën a nekk bu ñu xaaree ba ci kanam wala am na ñoo xam ne xëy na jotoon nañu jaar kenn ku nekk ak sa interprétation yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag wax ni am na benn preuve boo xam ne preuve irréfutable la te mooy la descente du prophète Isa ibnu Maryam xam boo déggee mës nañu seq benn interview ma lay wax ni ñi wax Seydou Mohamed El Cheikh mooy Imam al Mahdi kon nag war nañu mën a xaar ñoom ba gis Isa ibnu Maryam wàcc ca Damas ñëw julli ca gannaawam ca Jérusalem xam nga lu tax parce que boobu mooy preuve irréfutable bi nga xam ni monde islamique bi yëpp d'accord nañ ni loolu moom su amee maanaam amatul ku ñeme douter ci sujet am ni moom mooy Imam al Mahdi kon loolu prophétie la boo xam ni mooy dëggal Imam al Mahdi léegi nag loolu ci bu dooree mission nekk ci biir mission bi di dox parce que booy dox ci mission bi dafa am idéologie boo xam ni da nga koy tëral maanaam da ngay fexe ba ci feuille de route bi ñu la jox nan ngay jaare ba rox yi defaru nan ngay jaare ba nit ñi gën a tegu ci siraatal mustaqim su boobaa di nga ci dajeeg ay savant di nga ci dajeeg ñeneen ñoo xam ne xëy na ñoom duñu ko gisee noonu kenn ku ci nekk am na ci waxtaan yoo xam ni ak ci ay organisation yoo xam ni xëy na ci ngay jaare ñoom ba ñuy comprendre mission bi mais nag comprendre mission bi ak gis preuve irréfutable mission bi tamit bokkuñu mën nga comprendre mission bi ba adhéré mais preuve irréfutable bi c'est la descente du prophète Isa ibnu Maryam parce que Imam al Mahdi su fekkee dafa dox mission ba jóge fi maanaam ñëpp sax laa wax d'accord ni mooy Imam al Mahdi mu dox mission ba jóge fi
te gisuñu descente du prophète Isa ibnu Mariam ku mu neex dute. Islam moo la may nga dute parce que xam nga lu tax. làmmiñ bi kàddu googu jóge di wax. mooy làmmiñu sunu yonent Sayyidina Muhammad. mësul wax luy dañ. te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. boroom xam-xam yëpp d'accord nañ ni moom moo décrire wàccu Isa ibnu Mariam. ñëpp d'accord nañu ni alquran moo d'accord ni Isa ibnu Mariam dana wàcc ba ci loolu ci preuve yi nga xam ni ci ni adduna mi ngi waaj a tukki ci lay bokk. kon ma jàpp ni loo nangul imam al mahdi fekk gisoo yow la descente du prophète Isa ibnu Mariam ñun imam al mahdi jaar na ba dem boo dute it kenn du la wax ni non waruloo dute parce que loolu mooy preuve irréfutable mission imam al mahdi. kon imam al mahdi wax naa leen suñu débuté comme ni ñu débuté suñu mission 2022 jëm 2075 diggante 2022 2075 bu ci Isa ibnu Mariam wàccul kooku moom ñëpp am nañu droit xool ma weddi ma ni ma noonoo mënuñu ko nangu te dama leen koy nangu. fan ci diggante bi la. Isa ibnu Mariam période bi muy wàcc ak période bi nga xam ni moom la ñu bari di interpréter ci savant yi di wax ni imam al mahdi dina passer 7 ans. dina passé 7 ans ci kaw suuf maanaam 7 ans yooyu dama ni ñu bari dañu comprendre dëgg-dëgg réalité bi lan la réalité bi mooy Isa ibnu Mariam su wàccee dafa am lu ko tax a wàcc. Isa wàccul rek parce que dafa war a wàcc nii pour nit ñi ni waaw àdduna jeex na dafay wàcc parce que Masih Dajjal nga xam ni mooy vrai ennemi imam al mahdi Isa ibnu Mariam moo ko war a exterminer. kon loolu mooy tax muy wàcc boobu dina fekk àdduna gën a yàqu li imam al mahdi jotoon a liggéey yëpp Dajjal ñëw na jeté discrédit ci moom wax lu ne ba jullit yu bari sax commencé di foog ni peut-être xëy na li Masih Dajjal wax xëy na mooy dëgg ñu xam ne àddunaa ngi yàqu yàlla jël Isa ibnu Mariam nag daal di koy wàcce pour Isa ibnu Mariam daal di exterminer Dajjal bu wàccee nag exterminer Dajjal bu Dajjal nekkatul ci kaw suuf boobu léegi suuf day dellu nekk comme paradis boobu nag imam al mahdi 7 ans la ciy tegaat moom balaa mission di jeex Isa ibnu Mariam diggante bu muy wàcc ak bu mu fiy jógewaat 9 ans lay doon kon Isa ibnu Mariam moom 2 ans lay desaat ci kaw suuf ci ginnaaw imam al mahdi. ci loolu ci mission bi diggante imam al mahdi Isa ibnu Mariam am koo ci tudd mooy Dajjal ba ci seen intronisation ngeen wax ne benn ennemi ngeen am ennemi boobu di Masih Dajjal ndax judd na. Dajjal yàgg naa leen wax ci organisation am déjà ni ñu bari dañu jàpp ni xëy na benn système la am na ñu koy waxee noonu ñu ni système yi parce que xam nga nit ñi dañu tàmm ku ñu xaar tuuti xaar la quelques années xëy na gisuñu la wala dégguñu la rek ñu xool nan la ñuy interpréter waat fekk na nag nit moo yàkkamti mais yàlla moom yàkkamtiwul nit aussi mooy dem ba yàgg moom mu faussé xëy na ci ay calculam wala mais yàlla moom calculam du faussé. Masih Dajjal dafa nekk koo xam ni déjà c'est un être humain yàgg naa ko di wax juddoom dafay tolloog benn doole bu benn système am tey te système bi sax xëy na mën nañ ko tudd muy diggante boo demee Israël ak Palestine da ngay gis ni seen diggante na mu mel tey ak doole bi nga xam ni état Israël am na ko te ñëpp jàpp nañ ni doole boobu nekkul woon loo xam ni lu waroon mën a nekk la mais dafa am ñu koy dooleel Masih Dajjal dafa nekk koo xam ni moom juddoom dafay gën a dooleel état boobu day dem même ba nekk premier ministre ba pare mu am particularité mooy dafa am ay pouvoir mystique comme imam al mahdi Masih Dajjal dafa am ay pouvoir mystique comme imam al mahdi am xel bi ba noppi am matukaay bi moom mooy seul ennemi boo xam ni maanaam mot na imam al mahdi moom ennemi moom Masih Dajjal léegi nag bu ñëwee lenn rek ko yitteel mooy bouleverser lépp loo xam ni jotoon na ko fekk imam al mahdi liggéey ko léegi nag comme buy feeñ moom Dajjal dana fekk imam al mahdi liggéey loo xam ni lu ñëpp teg bët la kon je pense que pour xam juddoom jarul nu naan da teel lay juddu wala judd na wala juddoogul dañu war a xool ci imam al mahdi buy liggéey di dem ñu xool fan la liggéeyam toll ci liggéey ba ñu analyser ndax Dajjal mi ngi waaj a ñëw bouleverser ko wala mi ngi continuer di liggéey àggagul foo xam ni jar na yàlla di indi Dajjal pour mu bouleverser ko pour mu créer situation pour Isa ibnu Mariam war waat mais foo xam ne mat na imam al mahdi noonu kooku puissance am rëy na ndax mën nga ñu expliquer affront dalante bi am diggante imam al mahdi ak Dajjal. xam nga déjà li ñu war a njëkk leeral foofu mooy Dajjal moom ni ñu ko waxee ci mission imam al mahdi yëpp moom ak imam al mahdi seen mission du ñu mës a gise ñoom ñaar
il faut que loolu tam ñu bari xamuñu ko ñu bari duñ defe ni dajjal dafay toog Imam al Mahdi toog xëy na nuy xeexoo ñoom ñaar wala ba tax na sax dëgg waaw parce que am na ñu bare da ngay dégg sax bu ñu bëggee discréditer Imam Mahdi dañuy wax ana dajjal lu tax rayoo ko dangam nag dajjal ak Imam al Mahdi dañuy fekkante ci jamono mais duñu mës a tegante bët yàgg naa la wax ni dajjal yàgg na wax ci ay histoire am ni ma leen ko jàngale ni leen toujours day wax ñi mu àndal ni leen xam nga lu tee ma exterminer Imam al Mahdi mooy teg ko bët a tax mais fu mu yëgee ni xëy na maa ngi jëm côté boobu moom mu jëm côté bee man fu ma jëmee côté bee mu yëg ko moom it jëm côté bale loolu moo tax Imam al Mahdi day wax ci tribune dajjal wax ci tribune ñuy xeex ci seen politique la ñuy xeex moom ak Imam al Mahdi ci seen politique la ñuy xeex mais dajewuñu yàlla dogalul ñoom ñaar ñu daje nii toog ndax bu ñu daje woon toog lan moo fay xew lan mooy xew bu dajjal daje woon ak Imam al Mahdi toog lii xew xam nañ ko même bu fekkente ni sax xëy na peut-être ñëpp mënuñu ko xam mais lii xew xam naa mooy xeexu pouvoir mystique kon te yàlla jox na dajjal ay pouvoir mystique jox na Imam al Mahdi ay pouvoir mystique yàlla xaarul ñaari dirigeant yu toog di ci kanamu benn place di xeex ci ay pouvoir mystique parce que kenn ku ca nekk ay nit a ngi ca sa gannaaw kenn ku ca nekk système mi ngi sa gannaaw Imam al Mahdi mooy incarné système islamique dajjal ma ngay incarné moom it beneen système boo xam ni loo ko mënta tudde moom bu ñëwee dana ko wutal turu boppam su ko defee léegi yooyu su dajee système yooyu du nit ña ñooy dem di poñante mais ñaari système yooyu ñooy xeex système bu nekk nag di jéem a gagné sa borom comme nag moom bu ñëwee day fekk Imam al Mahdi établir système am ba pare léegi système boobu lay jéem a daaneel yàlla nag indi Isa ibnu Maryam pour mu jàppale Imam al Mahdi ci système islamique bi moo tax Isa su wàccee daal di koy exterminer su boobaa nag système islamique bi mooy continuer. waaw ñu desandi ba tey ci wàllu mission bi wàllu attente yi tey jii ñu gis ne peuple yu bari ñu ngi xaar Imam al Mahdi al Muntazar tey jii Palestine ñu ngi ci jafe-jafe Iran Irak nelawatuñu ndax Imam al Mahdi adduna yëpp di xaar un sauveur tey jii peuple yooyu doon xaar Imam al Mahdi donte ku ci nekk ak na nga ko gisee ndax am nga baat booy jëmale ci ñoom. baat bi may jëmale ci ñoom mooy balaa ngay wax ak nit da ngay bàyyi ba xam ki muy xaar kan la parce que tey boo demee ci chiite yi en Iran ñoom Imam al Mahdi bi ñuy xaar bokkul ak sunnite yi ñoom bi ñu wax waaw da nga koy jàng ni seen doctrine religieuse bokkul ñoom bi ñuy xaar ñoom chiite yi dañ lay wax ni judd na telle année dañ lay wax ni mi ngi ci grotte bi dañ koy xaar mu génn wax la ci ay parents wax la léppam kon ñoom xëy na peut-être am na benn vision bu ñu am sunnite yi nag li ci ëpp bi ñuy wax moom mooy bi nga xam ni la plupart ci prophétie yi boobu la wax te mooy bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax te mooy bi nga xam ni aussi tarixa tijaniya Mawlaa Cheikh Ahmad Tijani moom la wax su ko defee kenn ku ci nekk dama jàpp ni li ngay xaar mooy li lay defar xam nga buñ ne sauveur dafa war a maanaam am lu mu sauver tey bu la ñëpp wëree ni yow yaay la sauveur te alors que sauver woo kenn mën nañu douter ci sa nekk sauveur pour man buñ ne ñoom ñëpp dafa am sauveur bu ñuy xaar kenn ku ca nekk dafa war a xaar kon maanaam am attente ci ni nangam kat war nañ ko sauver ci man te li Imam al Mahdi di sauver mooy jukko yu yàqu yi lay fexe ba dindi ko def ci jukko yu rafet léegi nag nam koy defee kenn ku nekk moom moo mën a juger nag ni man sama sauveur ñëw na kii ni non man sama sauveur ñëwaguma ndax gisuguma lu ma doy kii ni man damay xaar sama sauveur kenn ku ca nekk am nga droit wax ni yow sa sauveur agsi na kii ni man sama sauveur maa ngi koy xaar ba léegi kenn ku ca nekk kenn mënul dem ci moom ni ko noonoo war a doxalee nii ndax da nga war rek ni kii sa sauveur wala kii kon ku ci ne mën na juger boppam selon ki nga xam ni moom la tuddee moom sauveur. mais ci benn stade ci seen mission ndax dina am foo xam ne bu yëf yi leeree ñëpp dinañ daje ne c'est le sauveur. xam nga buñ ne bu yëf yi leeree sax dafay mel ne yëf yi dafay lëndëm ba tax ñu dem ba benn jamono bëgg ka leeral parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam defe naa moom la mbiram gënoon leer te wax naa la ba mu làkkoo ba léegi kenn xamul ñaata année la bis bu ne nga dégg ñu ngi koy caricaturer pourtant Muhammad moom la mbiram gënoon leer ci ñëpp kon maanaam d'accord ni foog na ñëpp d'accord autour d'une personne loolu c'est impossible parce que gars yi bu ñuy wax dañuy wax di déjà yàlla mi bind asamaan ak suuf yàlla mi bind mindee fi même yàlla moom ñëpp d'accord ñoo ngi moom tey am na ñoo xam ne soo demee ñu ni la ñoom gëmuñu yàlla ngën leen lu tax nu la parce que amul parce que nii te alors que ñu ngi ci kaw suuf kon maanaam bu yëf yi leeree loolu xëy na peut-être day mel na dafay am luy lëndëm alors que lépp day leer ba noppi mi ngi des nag kenn ku nekk nan lay leeree ci moom mi ngi des kenn ku nekk maanaam nan lay leeree ci moom en tout cas man li ma jàpp ni
monde musulman bi yëpp pour man loolu la ñuy jàpp ni peut-être mooy leer ci ñoom mooy ñoom attentes yi ñuy xaar yëpp ci imam al mahdi muy défi yi mu war a relever ñu gis ni défi yooyu relever na ko su ko relever ba pare waxuma nag mu relever ko rek au niveau national ci réew mu ne mais mu relever ko au niveau international ci bëtu public bi yëpp ci monde musulman bi ñu gis ko defe naa su loolu amee ñoom dina leer ci ñoom naññi ba ñëpp d'accord ak moom. ñu jël kaaw Palestine waaw peuple boo xam ne seen pas-pas seen gëm yàlla am na lu mu leen dikkee ci jafe-jafe yu bari ay fukki at a ngi nii ñuy dund ci souffrance tey jii ak apparition imam al mahdi bu ñu sukkandikoo ci masjidul aqsa bi nekk 3e lien saint de l'islam ndax mën nañ jàpp ne c'est le début du salut pour le peuple palestinien. waaw xam nga Palestine moom boo seetloo yàgg na di souffrir seen peuple yàgg na di souffrir defe naa kooku àdduna bi yëpp tey kooku laaj xam na ko ñëpp aussi teg nañu ci seen bët bis bu nekk nga gis médias yi di ci wax waaye toujours rek réunion yi ñuy faral di def yëpp ci ONU pour trouver ay solution ci crise beeg solution ci 2 états yi comme ñenn niñ koy waxe da ngay gis ni lu ci bari ba léegi day sooxe dama jàpp ni nag loolu muy sooxe c'est parce que yàlla aussi dafa décider ni seen sali ñoom dafay am événement bu muy àndal léegi nag événement bi muy àndal dëgg-dëgg mooy bis bi Isa ibnu Maryam moom di tenir discours am ba nga xam ni ma ngi koy defee ca buntu masjidil aqsa ca desantam mais nag ci mission imam al mahdi lu bare dana changer ci ñoom ci seen dundin parce que nag imam al mahdi ci wàllu diplomatie am dafay collaborer ak Israël di waxtaan ak ñoom en même temps di représenter le peuple palestinien ci seen xeex pour ci seeni liberté ak ci seen épanouissement moo tax gis nga moom du beddi kenn xam bu doon beddi kenn day ñëw rek ni non du ma wax ak Israël man palestiniens yi rek laay waxal day collaborer di waxtaan ak ñoom parce que yëg na ni am na solution yoo xam ni ci ay discussion ci lay jaare am na solution yoo xam ni ci diplomatie ci lay jaare mais nag moom diplomatie bi mu gëm moom imam al mahdi mooy diplomatie mystique parce que xam na ni tey am na loo xam ni soo ko waxtaanee bu ci loxo yàlla nekkul tam mën na sotti sax xëy na 2 fan waaye du am 3 fan waaye nag mu gis ni am na loo xam ni soo ko waxtaanee bu ci yàlla defee loxoom jàmm ji day wéy abadan te kenn ku nekk di nga gis sa bopp ci réussite bi nga xam ni moom la ñuy xaar tey peuple palestinien am ko. d'accord ñu desandi ak imam al mahdi ak réewu arab yi tey jii ñu ngi koy xaarandi ci anam bu doy waar bu jéggi dayo ci dëkk boobu ñuy wax Makka. arab yi ñu ngi ko fay xaar ndax loolu prédiction la boo xam ne yonent bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ko defoon boobu rendez-vous est-ce que imam al mahdi mu ngi ci wàccaay ak organisation ndaje. waaw parce que imam al mahdi dès l'instant que ñu jox la mission bi su fekkee yow waajuloo xaar bi nga xam ni ñu ngi la koy xaar ca Makkatal Mukarram waajuloo organisation yi nga xam ni moo lay xaar ca Makka je pense que kon mooy waajuloo rek sa mission. ndax tey arab yi sañ nañ ni ñoom imam al mahdi Makka lañ koy xaar parce que ndax yonent bi ci prophétie am dafa ni arab yi bu ñuy rallier wu ci imam al mahdi ca Makka la ñuy rallier wu ci moom moo tax arab yi ñoom ñëpp boo seetloo ñoom ci Makka la ñuy xaar imam al mahdi kon am leen ci plein droit parce que foofu fa la syriens yi di ñëw fa la irakiens yi di ñëw fa la ñuy jóge ci yeneen dëkk yi Indonésie dëkk yi nga xam ne ñoo ëpp musulman ci àdduna ñuy jóge Pakistan ñoo ñëpp foofu la ñuy daje kon nag foofu ñuy daje du rek dañuy toog di xaar ba benn par exemple nit ñëw rek ay nit ñëw ni leen d'accord kii mooy sunu sauveur léegi ay ci ñëw leen rallier déedéet yàlla pour dëggal ko foofu yàllaay créer événement foofu ca Makka boo xam ni ca la arab yëpp di comprendre ni nag seen heure ralliement ci sauveur bi di imam al mahdi jot na ñoom ñëpp nag ñu àndandoo rallier wu ci moom boo demee sax ña ngi lay wax bay wax la place bi nga xam ni ca li ñuy rallier wu mooy ci wetu maqaamam Ibrahim alayhi salaam. ñu daal di desandi ci imam al mahdi ak arrivée apparition ñu gis ne bu yegsee wala ñu ci bari ñu ngi ciy xaar li ñuy wax organisation état islamique ndax li mu nekk nitu diine daal di jëfe charia tëralin boobu nga xam ne li ñuy wax dagg loxo bu ñu jëlee ak yeneen tey jii état yu bari di woote islam noonu la ñuy doxee imam al mahdi ndax mën nañu leeral ci vision ci état islamique ak nu muy doxee ni ko réew yu bari di prôné actuellement. en premier li may wax mooy tey état islamique nga taxaw wax ko dafa nekk loo xam ne luy jar di leeral la parce que tey baatu turu état islamique boobu am na lu bari lu mu yàq ci religion bi tey ndax tey boo nee état islamique xel yaa ngay dem ca ñi nga xam ne yaa ngi leen di seen Irak
yaa ngi leen di seen Syrie ñu yore drapeau yu noir yi yore ay kalachnikov soo toogee 2 jours gis ni dagg nañu ay boppi nit ci télévision bi ñu bari tey boo nee état islamique rek loolu la ñuy xalaat am na ñu bari dem nañu ba li ñu bind ci drapeau yu noir yooyu pourtant la ilaha illallah muhammadu rasulullah lañ ci bind am na ñoo xam ne tey boo jëloon drapeau bu noir bind ci la ilaha illallah muhammadu rasulullah ñu defe ni maanaam yow ci ñooñu nga bokk alors que ñooñu dañu jël rek ay drapeau yu noir bind ci la ilaha illallah muhammadu rasulullah mais kan moon wax ni ñoom li ñuy jëf intérêt islam la parce que toujours fa ñuy xeexe ñi ngi ci wetu teenu pétrole yi ñi ngi ci jël otage yi ñi ngi ci dagg bopp nit dama gisul foofu fenn fu ko islam santaane bi ma leen gën a nag dale mooy nan la nit di revendiquer ni yow jullit nga ni yow dafa am cause booy xeex ay julli nekk ci juma wala nekk ci jàkk di julli nga dem takk ay bomb ñëw ba ci biir julli di exploser yow kan nga bëgg maanaam assassiner finalement te loolu yéen gis ngeen ko bis bu ne nan nga mën a revendiquer nga ni jullit nga ay julli nekk ci seen juma di julli nga dem takk sa bomb yow ni kamikaze nga dugg ci biir julli di julli juma exploser julli di dee maanaam loolu ban xeex la kon pour man ñun bu ñu jëlee ñooñu toujours naan non yéen musulman yi la yéen islam la kon da fekk dama defe ni peut-être xëy occidentaux yi dañu bëgg tooñ ñun musulman yi parce que ñun religion islamique c'est une religion de paix c'est une religion de tolérance kenn ku ca nekk jullit bi nga xam ni même ki nga xam ni gëmul bokkul ci islam jox nañ ko respect jox nañ ko gët kon ñun maanaam mënuñu rek lépp loo xam ni ñooñu tuddee seen bopp état islamique yore drapeau yu noir yi kalachnikov yi di dagg bopp nit ñi rek ñu ni walaa ci ñoom ngeen bokk déedéet man dama jàpp ni état islamique mooy lan état islamique mooy réew moo xam ni fexe nanu tey jii ba chariatu muhammadiya ña ngi ko fay appliquer à la lettre nit ñi ngi jaamu yàlla nit ñi ngi liggéey nit ñi ngi dox ci sutura na ni attee ñi ngi fexe ba ñi ngi atte ci ni nga xam ne noonu la ko yàlla bëgge waaye ñi nga xam ne bokkuñu ci islam am nañu seen religion bopp ñoom it ñi ngi dund en paix ak musulman yi man loolu laa jàpp ni moom mooy état islamique mais jàpp ma ni rek mooy dugg ci jullit yi di exploser wala di dagg bopp nit ñi wala ñeneen léegi nag li ma concerné man ak sama mission Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif li ma wax dafa nekk lu clair dafa ni ma taxaw maanaam nit taxaw ci mission di wax dafay war a imposer charia wala nanu imposer charia li gën mooy fexe ba charia bu doon dagg loxo nit dootul amati loxo ku mu dagg boo defaree nit ñi defar seen rox defar seen xol teg leen ci siraatal mustaqim yar leen ba nit dootul jël alal bu moomul léegi charia loxo kan lay dagg dootul amati loxo bu mu dagg soo fexee yar nit ñi ba lépp loo xam ne lu ñaaw la dootuñu ci jublu léegi charia kan lay jël naan ay yar la lay dóor wala dafa am nu muy def ak yow dootul gis koo xam ni dana ko yar su boobaa pour man fexe defar nit ñi ba nu baax fexe defar nit ñi ba dootuñu jël alal bu nu moomul fexe defar nit ñi ba ñu jub moo ëpp solo taxaw rek naan nan tëral luwaa nangam te jiituwoo ci xol yi jiituwoo ci xel yi jiituwoo ci rox yi. ci loolu Seydi Mouhamed El Cheikh ndax mën nañu xaar ci sa mission ndax ku tudd moo yi nga dénoncé sànq. laaj na ab fédération buy dajale réewu jullit yi. ngir ñu mën cee indi solution ndax dañuy xaar ci imam al mahdi le souverain des musulmans di amirul muminin ndax prévoir nga yoon booy dajale jullit ñi ba seen jëfandiku ci wàllu l'islam du gàttal deru diine. yoon boobu mooy mission bi yoon boobu ñi may introniser yoon boobu la ñu prévoir mooy fexe ba xàjjaloo bi am ñu dajale ñi xàjjaloo woon ñu nekk benn léegi nag pour dajale ñi xàjjaloo ñu nekk benn xam nga ni loolu maanaam liggéey bu jafe la parce que déjà idéologie yi rek bokkuñu donte sax ñëpp mën nañu revendiquer ni jullit lañ waaye ba léegi idéologie yi des na tey boo jëloon ci cadre bu mel ni chiite yi ak sunnite yi gis nga ni bare na loo xam ni wutale na leen kon imaamul mahdi moom mission mooy lan mooy fexe liggéey loo xam ni dana tax monde musulman bi jox ko nopp léegi nag bu liggéeyee loo xam ni monde musulman bi jox nañ ko nopp forcément su leen nee booloo leen daanu booloo su leen bëggee dajale daañu dajaloo su leen bëggee wax ñu dégg su leen waxee daanu dégg mais il faut mu liggéey loo xam ni mooy tax nag monde musulman bi jox ko nopp loolu mu war a liggéey nag ci mission am la bokk. nekk chef àdduna di la déglu. ñëpp di suivre say direction. loolu nu mu mën a nekk ci jamono ji ñuy dund. mënul nekk ci jamono ji ñuy dund yàlla moo ko mën a nekk. même ki jiite réew mi ñëpp dégluwuñ ko
même boo jiitee sax benn waxuma réew mais benn région rek am na ñoo xam ni sax d'accord ak yow kon ku nu ni ñëpp daanu dem ba d'accord ak moom war na xam ni du moom moo liggéey rek lu tax ñëpp d'accord ak moom mais loxo yàlla moo nekk ci biir parce que nag yàlla bu décidé ni ñëpp war nañu d'accord ak kii amul kenn koo xam ni xolam dana dëdd kooku ni noo duma d'accord ak moom ndax lépp ci dogalub yàlla lay del tey jii am ay phénomène yu am ci àdduna wàllu sécurité ak armement gis nañu tolluwaayam ak mutation maanaam vitesse bu muy dawee ci wàllu création ci wàllu armement ci yëpp ci doomu aadama la jël moyen pour agresser nit nekk loo xam ne lu facile la te bari accessible itam moo tax ñu doon laaj sa point de vue ci wàllu armement ak wàllu sécurité ni muy doxee ak ni mu ñàkkee te ci création armement bi yu bari yooyu ndax du dem rek ba benn jéye mondial daal di am wala ci seen gis-gis am na beneen façon utiliser win arme boo xam ne mën na tax armée ne fi nit ñi di dund te jafe-jafe du bari. xam nga loolu lu ci jiitu mooy côté sécurité loolu moom dama defe ni réew mu nekk war nga ci sonn pour sa population mën a am sécurité parce que tey kaay ñu julli ji juma kaay ñu dem ci réunion bi kaay ñu dem waxtaan ak jullit yi loolu yëpp boo amee sécurité ci nga koy mëne ki amul sécurité moom mënul sax génn këram wala même bu fekkente ni génn na këram xelam du dal kon pour man réew mu ne war nga fexe lépp loo xam ne dana tax sa population am sécurité mën a dund en paix war nga ci taxaw war nga ci wax war nga ci jéem loo mën léegi nag li concerné wàllu armement bi kooku mën naa ni dafa dem ba tey dafa mel na benn genre concurrence la tey da ngay gis ni réew yu bari li nu gën a soxla mooy ay arme suñu wutee arme réew yi ñu dendal da ngay gis dañuy xaw a ragal tuuti réew moomu ñoom it daw wuti arme puissance yi nga xam ne yaa ngi leen di dégg tey kenn ku ca nekk sa yitte mooy arme bis bu nekk ñi ngi xool lan la ñu gën a mën a defaraat loo xam ni dana ëpp doole arme bii ñu jotoon am ak yeneen parce que dafa dem ba tey arme dafa bokk ci liy tax ñu respecter nit ki dafa dem ba nekk loo xam ni mooy tax ñu respecter réew mi dafa dem ba nekk loo xam ni soo ko amee mooy tax tey réew mi mën a dogal nu ko neexee ci àdduna te xëy na ñu bare même bu ñuy àddu duñu àddu ci kaw kon nag loolu di am yëpp dëgg la baax na ci benn côté waaye nag mën na dem ba yóbbuñu ci benn désastre bi ñuy bañ mu yóbbuñu ci nag mooy arme yooyu dem tey ba nekk ci loxo ñi nga xam ni xëy na ñoom xamatuñu degré doomu aadama ak ni yàlla def ci moom mu nekk être boo xam ni être bu ñu war a jox gëdd la wala bu sàkkare la wala dundi doomu aadama nu mu sàkkare su boobaa bouton bi da nga koy yor rek minute bu la neex nga daal di jël bouton bi daal di bës daal di rey nombre de personnes yi la neex te loolu nag buñ ci àggee vraiment ñu yëg ko ak ñu bañ ko yëg dañ naan àgg nañ vraiment ci désastre kon daal armement yi man mënuma ko dàq baax na loolu ci état yi nu muy doxee ci réew mi waaye nag aussi ñu fexe ba ñi nga xam ni ñoom lañ koy jox ñu koy manipuler wala ñu yore ordre pour ñu génne ko ñooñu nekk ñi nga xam ni déjà xam nañu gëdd dund doomu aadama ba noppi balaa ñu leen di teg ci poste yooyu. ci wet gi am na itam nouvelle technologie gis nañu essor bi mu def gis nañu itam impact yu mu am muy yu baax ak yu bon ba jamono ji sax ngir peser ñaar yi nekk na lu difficile ban danger moo ñuy géte ci wàllu technologie ak ndax jotul ngir nu stoppé ko wala dañ koy gunge rek fu mu xam jëm. waa technologie bi moom fi mu toll moom je pense que loolu sax lu nu war a saluer la lu nu war a rafetlu la parce que mën naa ni sunu jotaay bi toog bi ñuy toog di wax ñii di nu suivre ca Chine ñii di nu suivre ca Arabie Saoudite ñii di nu suivre aux États-Unis kooku technologie bi bu tolluwuloon fii mu toll foog naa ni loolu du mën a nekk wala buy nekk it kon dana jafe lool kon yombal na ko kon avantage yi bari na inconvénients yi aussi du ñàkk parce que kenn ku nekk rek mi ngi dépendre ci na mu koy utiliser. xam nga yow mi nga xam ni da nga ànd ak nouvelle technologie na muy demee nga di ci liggéey boo xam ni liggéey bu rafet la buy jëriñe loolu dañ koy saluer waaye bu dee aussi da nga utiliser même instrument bi xëy na ci beneen fin wala xëy na ci pour beneen mbir moo xam ni yàq lay tax a jóg su boobaa aussi dañuy wax ni loolu dañ koy ñaawlu kon pour man dépendrul ci wax ni technologie bi ni mu demee ndax ëpp na wala ndax baax na mi ngi dépendre ci aussi comme li ma wax léegi ci armement yi rek ci loxo yi nga xam ni ñoo koy manipuler ak ñi nga xam ni ñoom lañ koy jox ñu di ko yore. ba tey ci wàllu technologie santé daf ciy sukkandiku lu bari santé itam def nañu daanaka lu aju ci wàllu doomu aadama bi gëstu ci moom ba li gën a sori ci moom mën nañ ko gis mën koo faj tey jii nag ñu gis ne am na limite ndax feebar yu bari yu mu mënul faj yu ci mel ni virus bi ndax ci wàllu médecine ak santé ñoom dañoo dem ba atteindre limite boo xam ne mënatuñu dem wala
dafa am lu ñu nëbb ci xeetu luy faj loo xam ne ñoom découvrir ñu. waa xam nga médecins yi ñoom dañuy sabablu rek yàlla dafa ni xuli ruuxu min amri rabbi wa ma utitum min al ilmi illa xalilan kon médecins yi ñoom dañuy sabablu léegi nag ci seen sabablu boobu yàlla mën na dem ba may leen ñu trouver remède ci benn feebar ñu créer ay médicaments wala créer ay piqûres wala créer ay yoo xam ni xëy na peut-être feebar boobu loolu dana ko mën a atténuer wala dana ko mën a faj définitivement aussi tamit comme dañuy sabablu dana am yoo xam ni maanaam yàlla moo dul nangu ñoom ñu àgg ci xam feebar bi ni ñu koy faje mais nag amul benn feebar bu yàlla di wàcce te fekk na du ni wàcce na li nga xam ni mooy remède bi léegi nag ndax remède bi garab la ndax remède bi ñaan la ndax remède bi benn nit ku yàlla teg ci jamono la kooku mi ngi dépendre ci yàlla ak appréciation am ci jamono jooju waaye feebar bu yàlla wàccee na remède bi ba noppi ñoom nag ñi ngi def seen kéemtalaayu kàttan ñoom médecin yi kenn ku nekk di jéem a trouver kenn ku nekk di jéem a bis bu nekk def découverte bu bees waaye nag fa leen yàlla yamale rek fa la ñu mën a yam mënuñu weesu foo xam ni yàlla waxu leen ñu jotul aussi ñoom ñu jéem a gëstu solution yi nga wax. xam nga man yàgg naa di wax ici au Sénégal dès le début ci affaire coronavirus bi wax naa ko gis nga presse bi jëlaat na ko bind lu ne dama ni leen médecins yi dañu war a aussi di concerté wu avec les mystiques parce que aussi yow dëgg la sa xam-xam ci lii la màcc mais mystique bi aussi du ñàkk am na loo xam ni yàlla nëbbu na ko te wan na ko moom te xam-xamam aussi màcc na ci xëy na yéen ñaar su ngeen dajalee seen doole li ci mystique bi xam ak médecin bi la mu xam bu ngeen dajalee seen doole mën na am remède ba ngeen doon wut ay ati at sax mën ngeen ci jaare daal di trouver remède boobu kon man yàgg naa di woote ci daje diggante médecin yi ak mystique yi su dara amatee wala su benn virus ñëwatee wala su dara xewatee ci feebar boo xam ni gisuñu issue bi nga xam ni fa lañ koy jaare pour mën ko éradiquer. kon beneen piste de solution ci wàllu médecine mu ngi noonu lancé nañu ko Seydi Mouhamed El Cheikh ñi teewoon ay junni nit ci Medina Cheikh sol seen lu vert de scandé Allahu nuuru laa ilaha illallah nangul nañ la ne yow yaay Imam al Mahdi al Muntazar laataa ñuy tëj émission bi ñu bëggoon xam ban action ngay posé gannaaw bañ la tabbee ci garaadu Imam al Mahdi. waaw ñooñu daje woon Medina Cheikh yëpp ngeen gis leen ci vidéo yi ak seen yére yu verte yu nu saloon déjà sax verte bi wax naa li leen bu ngeen gisee ñu privilégié ko mooy Imam al Mahdi c'est l'homme au turban vert beneen bi aussi mooy wàllu prospérité la ñuy wut ci àdduna waaw terre yi nga xam ne ay terre aride la woon nga xam ni sécheresse be fa nekkoon terre yooyu demaat ba nekk terre yoo xam ni dañuy gis nii ñax mu verte bi ak garab yu verte yi saxaat fa loolu ci ñaan yi nga xam ni Imam al Mahdi daf ko ñaan yàlla ci mission am bu commencé ci lay bokk kon vert boobu mën naa ni loolu la doon symboliser keroog waaye ñooñu aussi boo gisee ñoom ñu nangul ma mission Imam al Mahdi c'est parce que ñoom kenn ku ca nekk dafa am preuve ci moom boo xam ni doy na ko pour mu nangul ma xam nga wax naa leen bis boobu ni leen Mawlaa Cheikh Ahmad Tijani Chérif dafa ni ma mission bi preuve bi ko ci gënal du rek karaama yi nit ñi di yaakaar ci jamono ju ne li ko gënal ci preuve yi mooy nit ku nekk taxaw xoolaat sa bopp gis ndax yow da nga yokku wala da nga wàññeeku wala da nga defaru wala da nga yàqu ci noonu nga mënee xam preuve boo xam da ngay nangu ni kii mooy Imam al Mahdi wala doo nangu kon ñooñu nangu biñ ko nangu moo tax ñoom ñu ñëwoon ci intronisation bi taxaw ci ba noppi d'accord ak ñun léegi nag ñun li nga xam ni ñi ngi koy décider ci suñu kanam moo wax naa ko ci conférence bi mooy dañuy fexe ba fépp fu jullit nekk ci àdduna dinañu fexe ba àgg fa waxtaan ak yow fexe aussi ba liggéey ak yow fépp fu jullit nekk ci àdduna nag parce que mission universelle la kon forcément voyage yi dana bare am na yoon ci commencé prévoir forcément aussi génn yi dina bare am na yoo xam ni aussi commencé nañ ko di prévoir mais fenn fu jullit nekk ci àdduna ak lu mu sore décider nañu ci suñu mission fexe nag dem fa teg fa suñu tànk waxtaan ak ñooñu fexe ba li Mawlaa Cheikh Ahmad Tijani Chérif yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg ko ci mission bi te mooy yeesalaat ruux yi defar leen ba ñu gën leer defaraat jukko yi ba ñu gën a rafet daan ci jéem lépp loo xam ni ñun mën nañu loolu su ko defee nag léegi mission la boo xam ni bu rek kenn xaar maanaam benn fan wala ñaari fan ñu wër àdduna après fu ne ñu dem fa mission la boo xam ni 2022 lay commencé mais 2075 lay jeex kon mission la boo xam ni am nañu largement le temps pour fenn fu nekk ñu mën fa dem ba li nga xam ni bëggee nañ ko mission universelle bi loolu am foofu ci béréb ba nga xam ni bu ñu demee ay mu'minuuna haqqan lañ fay teg incha allah. donc une mission universelle est née Seydi Mouhamed El Cheikh yan baat ngay tàggatoo ak mbokk téléspectateurs yi lay suivre ci MCTV. baat yi ñuy tàggatoo rek mooy avant tout di sant yàlla moom mi nga xam ni may nañu ñu yàgg di annoncer 2022 ni ci la ñuy commencer suñu mission.
ba ñu bare waxoon ni bu dul dëgg xam naa 2022 du ko fi fekk yàlla dogal 2022 jot ñu toogaat fii ak yéen di wax suñu waxu mission ñu ni suivre yàgg dégg ni yàgg nañu koy annoncé ni suñu mission ci lay tàmbali. su ko defee aussi ñu sant ci yàlla moom mi nga xam ne moo ñu may opportunité boobu waaye yeesal aussi sunu ziyaare ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci confiance bi mu am ci ñun xam nañu confiance bu mu am ci ñun waaye gërëm Mawlaa Cheikh Ahmed Tijani Chérif ci kóolute bi mu am ci ñun parce que ñun aussi xam nañu kóolute bi mu am ci ñun te ñu ànd ak ñun aussi xam nañu lool li si des nag di jox ñëpp rendez-vous ci organisation yi nga xam ni ñi ngi ci jëm benn par benn waaye ñu xam ni kat organisation yooyu lu muy rëy organisation yooyu lu muy siiw lenn mooy objectif am mooy fexe ba xol yëpp delluwaat ci yàlla waaye fexe ba ruux yëpp sellaat waaye fexe ba société bi nga xam ni moom la ñuy dund muy ci biir société musulmane kenn ku nekk mën a dund ak sa morom sans que ngay boddante xeet wala ngay puus ñele wala ngay wax ni yéen a am priorité waaye ñëpp dund en paix su ko defee nag yàlla daal di indi ngëneelam daal di koy wàcc ci ñun ba lépp lu ñu doon xaar ci prospérité ak ci bonheur loolu daal di ñëw incha allahu ci monde musulman bi yëpp waaye yàlla na ci yàlla jiital Sénégal ci 2022 bi ba lépp lu ñuy wut ci bonheur lépp lu ñuy wut ci prospérité lépp lu ñuy wut ci ngëneel ak luy bégal peuple bi yàlla indi ko ci at mi ñëpp fekke ko te tal ko ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. te mbokki téléspectateurs yi kon fii la ñuy yem ak yéen ci seen émission la grande interview di ko jaajëfal bu baax a baax Seydi Mouhamed El Cheikh Imam Al Mahdi Al Muntazar di la ñaanal une excellente mission di leen diggante daje itam ñun ak équipe bi ñu àndal ci beneen grande interview jërë ngeen jëf. di la remercier bu baax ak waa Medina Cheikh TV macha allah. jërëjëf macha allah jërëjëf. Voici la chaîne qui décortique les réalités de la tariqa Tidjani. Notre point de relais avec le bien guidé Al-Imamul Mahdil Muntazar. Medina Cheikh, Medina Cheikh, Medina Cheikh TV, chaîne de lumière.